jox mag cër mu jox ñu ko lool nag nangoo faj suñuy soxla bu lay jox du nangu sax nga wax ko kon ñu ngi lay ñaanal nga dal ci jàmm te sees bi boo ci toogee yal na la jig maa saaliw ma dama lay ñaanal te dinaa la woyal lu neex gars yi na ngeen ma aw ndax yaayam a ñëw suñu kër ñaanal ko te ragal naa ne ñaanu nday moom allah kulli xaal du naax saay e waay warooñi warooñi warooño te soo suñu yaakaar te doonu na ndax yow bon la dañu boole dooño warooñi warooñi warooño te soo suñu yaakaar te doonu na ndax bon la dañu boole dooño Sëriñ Saal warooñi warooñi warooño su fekkee mënoo leen a tàccu aussi DJ bu ma def noonu Abdou Majid damay xool ba xam waa Mbour bëgg nañ le président Bachir Gueye ak monsieur le maire Saliou Ndiaye loolu laa bëgg a vérifier waaye fi ma koy njëkk a vérifier nag côté bii la yéen waa côté bii président yaakaar naa yéen bi salaa salaam mooy wax ni mooy tàmbali sa ndeyjoor. moom nga àndal yéen ñi toog jàkkaarloo ñu ngi leen di nuyu macha allah bu baax a baax di leen xamal ni leen rek tey président seet si na leen ànd ak ki nga xamante ni moom la wóolu ànd ak moom di liggéey ñu koy wax Saliou Ndiaye mu def ko tedd listam xam ne li nekk ci moom moo nekk ci Saliou képp ku xooloon président ba kontaan ci moom xool président ba naw ko xool président ba wóolu ko xamal ni Saliou Ndiaye ngay jox sa carte fii ci Thiès Ouest ndax biteel bu nekk nee nañ la mu def la saañ bay xeeñ te président nee na moo wóolu Saliou moo xool jikko yi nekk ci moom nekk ci Saliou mu xam ne nag mënul toog fépp mu jël Thiès Ouest ni ko ci yaama ci doy suñ ko gañee yow laa fay teg ñuy ñaan incha allahu rabbi le 23 janvier ci jàmm yal nañ ci yàlla may ndam li buñ ko amee yaay ñuy suñu njiglaay ndax kat président yow macha allah buñ la falee teg la ci Thiès Ouest wax vraiment macha allah jigéen ñi duñu mel ndax dinañ ci gis seen bopp ndax wan nga ñu ko fépp nag foo toll fu ne sa wax mooy jigéen ñi mooy xale yi jigéen ñi yaa ngi leen di dimbali si sa doole yaa ngi leen di financer liñ naan sans remboursement ni délai de ni garantie sans intérêt vraiment macha allah yaa ngi def li nga xamante ni loolu la jigéen ñi soxla di jàppale jigéen ñi di jàppale seeni doom te nag jigéen ñi guddi yi ñu toll ku leen jàppale rek la ñu soxla naxooñu nag ndax lépp loo ñu mës a dig lu ne teg nañ ci bët macha allah dañ lay ñaan ngeen voté kii di liste jàmmi gox yi incha allahu rabbi du ngeen ko réccu te bu ngeen ko réccuwul njaboot gi duñ ko réccu wasalaam. Bakar ñu ngi lay bëggee bu baax le jeune talentueux merci beaucoup soxna maa ngi lay bëggee waaye Adja Ndiaye maa ngi lay bëggee donc dañuy jàll ci protocole bi gannaaw soxna Ndeye Fama ni nga xam ni preuve la nga xam ni président Bachir Gueye daf ko financé ba noppi mu ñëw wax dañuy jox ñi nga xam ni ñoom la ñuy war a financé tey Abdou Majid te ca jiitu mooy soxna Awa Bal
di sant Saliou Ndiaye di sant Ababacar waaye di sant naa El Bachir Gueye moom mi yëg jigéen ñi ba boole ci jigéenu Mbour 1 El Bachir yal na la yàlla fay yal na la yàlla taxawu fi nga jëm yal na leer naññ te dina leer incha allah Saliou jërëjëf yal na nga barkeel te 16 bi ñun waa Mbour 1 incha allah le 23 yaa ko moom. waaw fii moom duñu war kenn te kenn duñu war te warooñu macha allah Mbour 1 ñëpp a ngi taxaw ñëpp a ngi sa gannaaw jërëjëf man nag sant naa yàlla dama kontaan trop parce que bés bi dafa neex ba pare yàlla bu yaakaar tas yal nañu yàlla jàppale ñu wasalaam. ziyaare di leen jox seen wàccewaay góor ak jigéen mag ak ndaw fépp koo xamante fi ñu koy nuyoo bi kontaan ci moom rek foofu laa ko tàmbalee. waaw di nuyu tamit suñu président El Bachir Gueye ak sama càmmiñ Saliou Ndiaye dañ maa yàgg boole ak moom ki tudd Hamadi Dieng Ramp moo ma boole woon ak moom mais xëy na tey la ko yàlla dogal. waa ñun jigéen ñi Mbour 1 nag vraiment ay jàmbaar lañu dañuy xëy fajar di guddee wàcc ki dem garage fa la ñuy fekk dañoo jaay ndox jaay zi ba sonn amul lu ñuy jaayut vraiment ñun banque yi dañu tee sonn. léegi da ngay gël ñu abale 150 000 boo xoolee li ngay versé ëpp 250 000 ci ay intérêt dañoo sonn vraiment dañoo sonn bi ñu amee ki ñuy jox financement amuñu intérêt amuñu caution amuñu dara vraiment dañ siy jàpp di ñaanal yàlla El Bachir Gueye ñu ngi lay nuyu di la ziar mënuñu laa fay ak jàmm gox bi bi leen fàtte xool leen kii baa ngi nii le 23 juin dañuy ñaan yàlla rek le 23 janvier incha allah ci kàttanu yàlla dañuy ñaan rek jël seen bi teg ko suñu càmmiñ di Saliou Ndiaye incha allah yal nañu yàlla may ndam yal nañu yàlla may ñu bañ ko trahir. monsieur le maire fii ngeen baal ma nag baat bi dafa xaw a dee di nuyu le président El Bachir Gueye di la nuyu di la sant di la gërëm ci jàppale bi nga fas yéene jàppale ñun jigéenu Mbour 1 di wane ne yow ci Mbour 1 nga bokk waaw d'accord ngeen baal ma ba tey encore baat bi dafa xaw a dee dama xawoon a palu temps yëpp waaw ñun mbootaay sopp sa borom kër fii ci Mbour 1 ñoo ngi lay gërëm di la sant waaw di la wax bismillah di la ñaanal rek yal na nga dégg fii le 23 janvier ci mairie bu mag bi Saliou Ndiaye ci mairie bu ndaw bii Thiès Ouest ñu ngi la koy ñaanal yal na ko sunu borom def waaw fas yéene liggéey rek fas yéene nekk sa ginnaaw rek di la jàppale waaw bulletin bi da ngeen ko xàmmee jàmmi gox yi bu la 23 ku ne na nga dem nga sànnil ko te am nañ ci yaakaar ne dina baax dina dégg wéew ngeen baal ma nag bëggoon naa wax lu bari mais dama xaw a feebar maa ngi ñaan encore une fois yal na nga dégg le 23 monsieur le maire. la fol de ba mu neex mu dara du ko dindi di Cees neex yegg kenn ñu moomu fi El Bachir yaa fi xuut yàlla kenn du newu la bu ko sàllalu El Bachir kii leer la jugi bu ci bëgg Bachir dugal taxaw yow la man yaay wax li nga wax ci Bachir dëgg la loolu dëgg la bu bëgg di dëkk ba yor ko dama dëkk ba bëgg nga yor ko yow Pape Sall la dugal yaa jàppale El Bachir bu bëgg di dëkk ba yor ko dama dëkk ba bëgg nga yor ko Anissa yaa ngi dugal yaa jàppale El Bachir Cees kaa ngi yéena lu bëri na si ñëpp suuf
ñuy dawali oto jëmm ji moo tax dañoo baas fu ne ci mbedd yi mu xool ñi ne am ngeen talent ñëw lamb poosam indi ay caméram daal di ñuy télévisé produire ñu pièce bi ñuy wax Sanex ak Mor Sadiangue loolu moo ñu taal ba nëga ni ndax produire rek bàyyi la taalibe Cheikh la def ci ñaan ni kii da leen di taal te boobu ba léegi la ñu taal moom El Bachir moo leen tey ñëwuma kon pour animer ndax bu dee animation rek am na tey dama ñëwoon pour wax leen loolu ñu xam ko di leen xam ni Thiès dañoo fatigué dañoo sonn dégg nañ fi ay financement waaye bokkul ak financement bii kii joxe nag te kenn daaw ko jox bu leen nee dénk leen ma mën na koo dénk ah te Saliou ko xam yoon bi la Saliou Ndiaye mii tàccu leen ma Saliou waay mën a waaxu comme koy gën ñu fekk ko ñu suñu kilifa mooy Xalifa Mbub bu ñu waxee te tudduñu ko rek day doy waar ndax kii bokk na ci ñi ñu tett dara ñaawul ñuy ñaan rek comme dafa guddi ci barke bi Sidi Aboubacar barke bi Sëriñ Fallu ndax dama ni ñaari tarixa yi bu doon cin sëñ Babacar Si ak sëñ Fallu ñoo xorom si loolu laa wax waaw kon may ñaan ci ñaari barke yooyu rek suñu borom may ñu ndam bu boobaa ñoo xam ne maire bi ñu ngi koy soog a téye kenn duñu jiñ suuf am borom bis bi tey sunu njiit sunu kilifa sunu président Mohamed Ben Bachir Gueye moom bis sunu leader bi toog ginnaaw bu ma ko nuyee di ko sant au nom de tous les sympathisants et sympathisantes du mouvement Audit maa ngi leen di yëgal ni leen c'est une innovation à Thiès. Je dirais même une innovation au Sénégal. Pourquoi? Son leader, le président Ben Bachir Gueye, n'a été jamais associé, ni de près, ni de loin, à la gestion des deniers publics de l'État. Mani, ma tekk ko ci olof, kii ñu àndal tey xamul état mësul liggéeyal état teraangam la yor jële ko bitim réew waajuru mu góor moo ko fa yóbbu woon mu jàng réussir fa di nit ku ñuul nekk ci nit ku ñu weex wone fa compétence ban jox ko fa ay attribution yoo xam ni yi ña juddoo ca réew ma màgg ca réew ma amuñu ko ma xaw koo nuróo ak moom loolu dama koo méngoog moom man it je suis sénégalais fii laa jógee dem en France nekk fa inspecteur principal des postes yor fa cër yoo xam ni yii ña fa juddoo yaroo fa amuñu ko j'ai eu la responsabilité de plusieurs bureaux de poste en France cër boobu ma am moom la yàlla jox le président Ben Bachir c'est l'ambassadeur itinérant de Qatar ici au Sénégal un homme respecté dans le monde des Arabes mu am benn mëbët ma bokk koog moom aussi le développement de Thiès ne se fera pas à l'intérieur. Le développement de Thiès se fera à l'extérieur. Parce que quand on parle d'une mairie, on parle d'un budget. Et celui qui parle de budget parle de dépenses et de recettes. Le maire, c'est la seule autorité de l'État qui jouit de la double casquette. Agent de l'État et agent de la commune. Au titre de ses attributions d'agent de la commune, il dispose de ce qu'on appelle un budget. Budget nag ñaari comportement la recettes et dépenses malheureusement ici à Thiès nous n'avons pas les recettes le développement d'une mairie de la commune Thiès Ouest bu nu yàlla dimbalee ñu teg ko ci loxo sunu doom sunu xarit Mame Saliou Ndiaye je dis bien Mame Saliou Ndiaye qui fait preuve de compétence qui connaît mieux que quiconque cette commune Thiès Ouest
bu nu yàlla dimbalee ban teg ko ci loxoom le président Ben Bachir du côté du monde des Arabes man du côté de l'Occident on fera appel au parrainage pour développer cette commune moo tax ñu bëggoon au 23 juin ngeen xàmmee bulletin bu baax l'heure est à la rupture l'heure est au changement avec le président Ben Bachir moom bi dara dul dara la jël li ko yàlla jox mu koy bokk ak askan wi bëgg nag def leneen ñu ne ko nag doo ko def moo tax mu ñëw ci yéen pour demander une légitimité une façon pour lui de légitimer ses actes le président El Bachir lii muy def lépp mënugu koo def ndax amagul légitimité kii yàlla moo nu ko jox il faut que l'on puisse saisir cette chance je demande à tout le monde de se mobiliser le 23 janvier 2022 très tôt le matin jël bulletin bi am fulla am fayda bàyyi ñii fi nekk di sàcc sunu suuf si xañ ñu ndox xañ ñu courant pour remettre la mairie entre les mains de Mame Saliou Ndiaye un jeune compétent qui connaît mieux quiconque les réalités de cette commune c'est ce que je demande merci. waaye kooku mooy borom doomi wàlliyu yi Amina Sissoko la femme battante Amina ngay wër 10 milliards 5 milliards ak 1000 francs yak fukki dërëm ya Amina Sissoko seeri Malick Loum Khady Diallo sa yaay mbokkum ndeyu El Bachir mbokkum ndeyu Saliou Ndiaye bilaay damay jowal di war a way yàlla def ma may bëggalee man aasimu Sëriñ Fallu daal di lingeeru Sëriñ Fallu dara du ko dindi ku bëgg naa ku bañ na ma jox yow la sama yaram ni El Bachir ndaway sa yaay nday sa ande na aram fa xabaram mi ci nduku maane Oustaz Gayay sa baay ana Bachir kaay Oustaz Gayay sa baay mbokkum ndeyu Saliou Ndiaye balay sa buri Sëriñ Mbakke Maaram mama sa wala mi ci naaneel El Bachir yaa jàppale jigéen ñi doomu ndeyu Ami Kolle bilaay chéri Malick Loum bilaay femme de valeur bilaay way femme sociale femme groupement bilaay mbokkum ndeyu Bintu ndaw saane aram fa xam ci ndukumaan Alaaji Fallu laa la giñal da ngay jël ndam li juróom-ñaari Alaaji Fallu laa la lee moom xam nga lu tax jigéen ñi bu ñu jaaxlee bu ñu la gisee rek bëgg ba ci góor ñi waaye ba ci néew di doole yi ba ci géwal yi yoroo rab wuy bañu géwal yow boo jàkkaarloo géwal yi da ngay ree di bëgge barke Cheikh Ahmadou Bamba te nag boo gañee mairie bi nag ma wutal nag benn bureau géwal foofu leen nuyu jeunes yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu macha allah di leen jox seen wàccuwaay di leen masawu ci coono yaakaar naa depuis 5 heures ñu ngi fi di xool terrain bi mais fekk nañu 5 heures fii fees dell macha allah ñu ngi leen di masawu coono nag di leen wax ne le président El Bachir Gueye jar na ko. asalaamualeykum sama monsieur président El Bachir Gueye. maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax Gueye Ndioro di nuyu sama monsieur le maire Saliou Ndiaye di nuyu staff bi ngeen àndal ñëpp macha allah di nuyu audit di nuyu jàmmi gox yi di nuyu sama monsieur le maire Khalifa Mboup di nuyu femme brave yi les femmes braves de président El Bachir Gueye femme jàmbaar yi yéen da ngeen a jàmbaar ba mu jeex yéen saa yi su ma leen xoolee rek sama courage day gën a yokk barki Seydina Mohamed maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Pape Sall di nuyu ñëpp at xaana waaye ma génn di nuyu Moustapha Gueye mu bari tiitar mi di nuyu ñëpp macha allah di waxaat ak jigéen ñi di gestuwaat di waxaat ak samay mbokk jigéen toujours dama leen di dolli di leen ñaax
di leen wax ne leen dañoo bëgg changement te changement kenn duñu ko defal nag ñun ñoo koy defal suñu bopp da ngay dem ci lieu ni ko daam waxee léegi dama dugg ci salon bi di maquillé wu ma koy wax président El Bachir Gueye mu may laaj financement ma ne ko nañu arrêté financement neex na moom dafay financé avant mu naan élection wala muy dem campagne wala muy def dugg ci politique day financé ci biir campagne bi day financé après campagne waaye xam nga lan moo ko dàq fexe ñu gañe lii suñuy maire yi goxaat am légitimité bu rëy a rëy macha allah parce que ci loolu la ñuy am autonomie ñun jigéen ñi dañoo sonn ci poste de santé yi suñuy poste de santé amul ay hôpital amul ay lal autant pour moi suñuy poste de santé amul benn matériel suñuy doom yi dañuy feebar ñu dugg fa duñu am coton bu ñu fajoo duñu am alcool duñu am dara nga dugg si suñuy école primaire macha allah suñuy école primaire 4 portable banc moo ciy nekk ñu sonn lool ci lool du robinet bu xale yi naanee du toilette bu xale yi demee toilette du dara sunu koñaat yi ngay gis pour ñu évacuer ndox mi problème la su tawee amuñu oto mbalit buy yóbbu sunuy mbalit te loolu war nañ ko mën a xeex nañ leen taxaw ñu xeex loolu ndaxte kat suñu jàppale président El Bachir Gueye incha allahu taala ba mu teg loxoom ci 4 mairies yi mu soxla ndax dafa jiital nag monsieur le maire Saliou Ndiaye waaye du ko bàyyi loolu man leer na ma leer yàlla dina ci dugal loxoom ba mu lépp jaar yoon incha allahu taala ndax nag ñun ñii jigéen ñi noonu lay def ak ñun macha allah du la jox financement rek bàyyi la mu ngi lay tette mu ngi lay gunge mu ngi lay encouragé mu ngi lay dooleel di la dolli xaalis te xam naa ne dina ko def ak Saliou Ndiaye mii incha allahu taala ba nga xam ne ni suñuy école robinet yeeg lampe yeeg suñuy koñ mbalit mi dinañ ko mën a jël di ko yóbbu di ko defar muy nekk ay engrais di nekk énergie te président El Bachir pare na pour jàppale ñu sunu marché yi sunu table yi sunu lépp président El Bachir taxaw na pour jàppale ñu ñun jigéen ñi ñun jeunes yi sunuy rakk ak sunuy doom xale yu ndaw yi sax président dafay ñaax jigéen ñi di leen wax yar leen doom yi ndax doom nag macha allah soo ko yaree moo la mën a jariñ suba jëkkër dina la may mu neex lool waaye bis bu la sa doom mayee nga kontaan nga yëg ne doom may na la kon képp ku lay ñaax ne la yaral sa doom yow la àndal yow jigéen président El Bachir Gueye dama naan ko il est trop féministe moom dafa ànd ak jigéen ñi ba mu jeex yal na yàlla ànd ak yow ci darajay Nabil Moustapha le 23 daal ana sunu spécimen bu baax bi bu baax baa ngi ni ni ngeen ko xàmmee ni ngeen koy statut bii daal la ñu soxla le 23 incha allahu taala ngeen lem ko dugal ko ci biir enveloppe yi te bu ko kenn collé ñu votel président El Bachir Gueye non ñu votel monsieur le maire Saliou Ndiaye monsieur le maire macha allah moom Mouhamadou Ndoye votel Mouhamed Baar ñu jël 4 maires yi dem sampaate feete ko fa ci darajay Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. man il n'était pas prévu nar moon jël kaddu parce que ñu naan kenn joxe bopp roccu lamiñ li ñu war a wax li ñu war a liggéey yëpp Saliou mi ngi si loxoom te ñu ngi si ginnaawam mais sànq bi ñu ñëw convoi bi ndeysaan dama taseeg fee benn groupe ñu xool oto yi xool affiche bi xool jotaay bi góor gi daan na cey ñii fu ñu jëlee xaalis looloo tax ma jël parole tey ma ni ko góor gi ñun dañuy liggéey ñun dañuy liggéey kese lañ gëm parce que xam nañ ne liggéey mooy tax nit ki libre li ñu naan liberté nga moom sa bopp liggéey moo la koy may amul yeewu message wala yónnee rappel moi wala vocal whatsapp al ma 2000 yónnee ma 2000 may ma 5000 xamuñu loolu te loolu lu tax xamuñu ko liggéey moo la koy may daan sa doole moo la koy may li si topp mooy ñu àndal ni ñëpp kenn soxlawu si kenn bu fekkee ci loolu la parce que ku nekk mënal nga sa bopp président El Bachir mënal na boppam bu ko neexoon kenn du ko fi gis ci téléem lay toog bu taalee télé bi gis ay meeting sax da koy zappe seetaan li ko neex jël avion def lu ko neex Saliou bu ko neexoon koñom lay nekk ku am problème mu terrain ñëw signalé ko mu suufu la jël ko ci yow newuñu si loolu fii ñi fi nekk yëpp dañoo liggéey gëm seen bopp doy loolu ñu am mais dafa am li si ëpp solo mooy dañoo am yërmande si seen askan xam ne am nañu njukkeel askan bi am na lu ñu war a delloo askan bi ndaxte Thiès nañu dëkk
Thiès nañu yaroo waa Thiès ñoo ñu yar ñun waa Thiès nañuy tiitaroo ñun Thiès nañu xam ñeneen ñi fi dëkk ñëpp dañoo wàllu yaan si Thiès te ñeneen ñi si ñëpp nekk nañu ay ministre Thiès ñu ngi dem meeting ñu ngi campagne feneen fu dul Thiès te nekk nañu Thiès ñeneen ñëpp amee luñu leen dara 20 ans ngi nii ñu leen di dénk buñ ne leen contre leen kii ñu contre kooku buñ ne leen xeexal leen kii ñu xeexal kooku luñ leen jox ñu jël ko dénkaane ko mel ni ñun li ñuy dang-dangi fu ñoom safu leen ñu dem ba jàppee ñu ñoo xamante ne nii amuñu xel wala dañ ay nit yu doyo dinañu jël suñuy suuf yi di ko nangu di ko caxatee dem ba respecté tuñu nit ñi ndaxte lu nekk muñal nañ leen ko 20 ans amul lu ñu def si dëkk bi dëkk bi bu fekkee ni xaalis bi jógewul ci président mu defar dëkk bi mooy tali yeeg lamp yi nga fi gis ñoom ñi nekk ci mairie bi defuñu dara ci dëkk bi du fu nit ñi fajoo du fu nit ñi jàngee du fu ñu nit ñi jaayee du fu nit ñi daanee seen doole bu xale yi demee bay góorgóorlu wut seen ay jakarta di dawal ñu leen koy tere bu xale yi demee ba góorgóorlu wut seen ay war gaynde seen ay dacia di dawal ñu leen koy tere te dimbaliwuñu nit ñi yërëmuñu nit ñi ñun lu tax ñu dugg si lii du lenn wutuñu fi xaalis wutuñu fi daraja wutuñu defuñu ay tooxi dóora tamit di wut fu ñu làqu loolu il faut mu leer si nit ñi boobu léegi ñi fi wax ay financement loolu non non bu dee xaalis Macky Sall lañu ko ëpp ñi mu àndal ñooñu ko ëpp ndaxte liggéeyuñ ko suñu ay taxe la ñuy dajale ñoom def si lu leen neex donc bu doon xaalis kese ñun duñu taxaw fii bëgg fi ñu dëkk ñun bëgg suñuy ay njaboot surtout yaroo fi màggee fi am lu ñu am ñoo tax ñun ñuy dang-dangi pour récupérer mairie yi jaarale ko si yoon ku bëgg a faju ku bëgg sa doom jàng si école baax jàng si école baax ku bëgg a lal sa place nga lal ko am place bu normal ñu yërëm nit ñi defar dëkk bi lamp yi di tàq si koñ yi oto mbalit yi di daw si koñ yi école yi am ay gardien am ay toilette kenn dootul topp ci ginnaaw kenn ngir dërëm bu si nekk di liggéey di ñàkk di jaruñu nit ñi méngoo respectante xam ni fii ay nawla nañu kenn gënu fi kenn man chaque jour moo xoo ko maternité laay liggéeyee musuma gis bébé bu fi accouché bu fiy juddu indi ale portable ñëpp a yem ni ñu yegsee donc il faut affaire yi jaar yoon ñëpp mën a tolloo moo tax ñuy dang-dangi di bàyyi suñuy yitte lii ñuy indi fii suñu ay oto la teg si yoon ñu ànd ak moom si yoon bu ñun ñëpp xam nañu ñun bu doon dañoo bëgg lu yomb dañuy dem topp si ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci gouvernement bi muy nooy ñu leen di romb nii gauche droite duñ leen faale nekk ci lu ñu nekk mais dañoo gëm ñun ñëpp ay nawla nañu fii ku si nekk am na koo xamante ne yéen a juddandoo yarandoo màggandoo yow nga am moom mu ñàkk te bu yëpp demee woon ni mu war a demee peut-être même buy ñàkk du métti ba chaque jour mu lay woo di doyadil boppam naan la may ma yow tamit nga koy jéppi ci may bi nga koy may dañuy wax dëgg ñiñ fi teg nii man su ma neexoon xëccoo mairie bu doon am ay oto rek la ak ay kii defar affiche mën naa ko ma ñëw taxaw ni ñëpp du loolu ñii damaa xam ni jot bi yërmande bi bëgg a soppi mbir yi ñoom ñii seen yitte la ma ànd seen ñoom jàppale leen di leen ñaan ni li ñu fi wax yëpp booba yëpp neex na xumbaay mumbaay ndax meeting baa ko mais dañuy waxante dëgg fii ku ñu votel sa bopp nga votel donc di leen ñaan le 23 janvier ngeen votel Jàmmi Gox yi ñëpp votel Jàmmi Gox yi. Audi ci président de la coalition Jàmmi Gox yi dans tout le département de Thiès du nom El Hadji El Bachir Gueye ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm pour tous les efforts consentis pendant des années, plus de 30 ans au service des jeunes et des femmes pour le développement idyllique des communautés. Donc am na ngërëm yàlla na ko yàlla gërëm ginnaaw bi ko ay waajuram gërëmee yàlla na ko jigéen ñi nga xamante ne ñoom la faral ñu gërëm ko ñaanal ko ngir li muy def mu mun a wëy di gërëm nag ñi nga xamante ni ñooñu fi teeru ñëpp xëy na duñu lim ndax dinañu juum di gërëm aussi Aminata Sissoko bi nga xamante ne mi ngi nekk ci liggéey bi boobu ba léegi di jàppale ci campagne bi di liggéey di gërëm aussi Père Mboup bi nga xamante ni mooy tête de liste proportionnelle bi nga xamante ni incha allah moom je pense qu'il est déjà conseiller municipal moom dans tous les cas de figure il sera dans l'institution municipale ndax agrégat yi ñu am wane na ko di gërëm nam sama xarit sama doomu ndey avec tous ces amis qui sont venus aujourd'hui nous renforcer du nom de docteur Alioune Pierre Diop qui est un homme social un homme digne tey soo xoolee li ñu topp ci convoi dafa jaaxal ñu bari Thiès wax na ko léegi l'exception de notre convoi mooy benn oto luye wuñ ko ñi leen di romb yëpp dañu luye oto l'exception de nos convois mooy dañ leen di jox ay bon essence
ñun suñu convoi amul ku ñu jox bon essence ay doomu gor ñoo ci nekk ay travailleurs El Bachir Gueye nekk ci ca kaw ndax dafa liggéey xam nga nit ki yàlla moo ñëkk a doon gor ñëpp nit ki sooy liggéey doon gor ñi dañ lay wusi tey jii su ko neexoon mu taxaw buntu këram loué ay 4x4 ne yéeg leen tey soxlawu ko day génne otoom ceesuwaay yi am 4x4 ñëw topp ko ku amul liggéey ndey doo am loolu am na ñu leen romb chaque jour ay 4x4 état lañ yor kenn ci ñoom liggéeyu ko kenn yorul ci ñoom 2 millions yu mën a jënd oto ndax musuñu transformer 200 000 francs dans leur vie ils n'ont jamais transformé porté ne serait-ce qu'un simple projet moo tax yéen waa Thiès il faut ngeen yeewu dafa jot da ngeen di jox ñi nga xamante ni dañoo commencé ci 100 000 ils ont créé des centaines de millions dans leur vie mais bàyyi ñi nga xamante ni dañuy xëy suba am 30 millions tas ko ngir nax leen loolu naxaate la xaalis ki koy jox da koy liggéey ki nga xamante ni kenn gisu ko ci jàngam kenn gisu ko ci formation am kenn musul gis mu ubbi benn boutique ci benn place xëy suba yor ay millions waaye kooku su la ko joxee da koo sàcc te loo moo am ci dëkk bi keroog bi ñu gisee El Bachir joxe fi 25 millions bërki démb dañoo dem Cité Lamine joxe fa 25 millions te nag ni ñu koy joxee bokkul ndax ñoom dañuy dem saraxu banque yi ànd ak ñoom ñuy signé moom xaalis boo xam lay joxe moom la xale yi naan pom du new donc nag li nga xamante ne moo ëpp solo ci ginnaaw Mumbaay yi ñu nekk nga xamante ni dafa bokk ci campagne sinon sax duñ ko def ndax El Bachir dafa ne woon man duma meeting damay financé man soxla ma Mumbaay biñ ko nee nañ dem ci rajo ak télé yi dafa ni man dew ma rajo dew ma télé man je communique dans l'action moi je porte la communication actionnelle c'est ça sa philosophie mais lii ñuy def il faut nga xam suñ ci jugee ba jugee ci Mumbaay bi am na liggéey boo xamante ni moom la war a def fii ci Mbour 1 Mbour 2 ak li nga xamante ne mooy Kambe yi wër école 2 Thier Edowa pour ñu gañe ko ndax toog fii rek gañewul 2 Thier Edowa 17 bureau de vote la mooy centre bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee taaw mooy centre bi gën a mag ci li nga xamante ni mooy fii ci ouest bi ku ko gañe da ngay gañe donc vous avez aujourd'hui la responsabilité suprême devant nous et devant Dieu ngeen dimbaluñu ñu gañe centre bi ngeen dimbaluñu li ñu koy dimbalee mooy comme li maire Bal di def ak ñi ma àndal ak dëkkandoo mi fii Mbour 1 soo fi duggee El Bachir day wax naan fi la dëkk mais sincèrement ay gor yu set wecc ñoo fi nekk loolu moom dama ko seetlu da nga fiy dugg fekk leen ci seen i mbir ñuy jug ci naaj bu tàng bi di la dimbali te yàlla tax fii moom dama ko gis fii ci Mbour 1 ay gor yu set wecc dem El Bachir mi ngi koy wax ci benn waxtaan naan suuf su baaxee dafay meññ ay nit ñu baax waaw wala bala bu tayibu suuf su baaxee day meññ ay doom yu baax Mbour 1 de xaw ma fan la jaar ak humanité mais xam naa ne suufam baax na ndax jigéen ñi ma fi gis di ànd ak ñoom ay gor pire lañu fii la ñu njëkk a dugg ci ay jeunes ñu toog ñu jox ñu un projet de développement communautaire keroog fii ci kër gi fii ay jeunes toog ñoom 60 jeunes teg ñu un projet teg bindal ñu ko ci fooy jox ñu ko dem nañ ci ay bërëb yoo xamante ni jeunes yi dañ lay woon naan la reeraguñu mais Mbour 1 musuñu def loolu donc c'est l'occasion de leur rendre hommage liggéey boobu nag dafa war a continuer mooy affaire bi porte à porte la ndax ñun am nañ information que ni fu ñu jaar suba sa ñoom ñu jaar fa keroog bi ñu demee Grand Thiès toj fa 3 jours lañ ci teg ñoom ñu dem fa mënuñu mobiliser lañ fa mobiliser loolu du liggéeyu campagne looy liggéeyu ay at la ku yaakaar ni campagne mooy gagner élection da ngay nax sa bopp élection li koy gagner du génn ci campagne c'est le moment des capitalisations on est en train de capitaliser ndax fii li ñu fi dajale moo ñu El Bachir daan liggéeyal pendant des années loolu la ñuy capitaliser on n'est pas venu en campagne nous avons débuté notre campagne pendant des années c'était l'action de Odi moom laay wax naan Odi a déjà fini de faire sa campagne bien avant les élections locales li ci des mooy jigéen ñi mi àndal ñooñu daal di koy fay bor bi ci njëkk nag mooy 2 Thier Edowa ndax 2 Thier Edowa Aliba Somme ak Randoulène dañ koo jël traitement spécial ndax incha allah foofu la ñuy defee la rupture concernant 20 ans de règne 20 ans sàcc suuf 20 ans de détournement d'objectifs 20 ans yoo xamante ni say doom ngay jox ay bureau climatisé
te yow doo fa teg sa tànk du ma tudd turam jox nañ ko président du conseil départemental pendant 5 ans benn yoon la fa mës a présider benn réunion jox nañ ko mairie de ville pendant 5 ans keroog bañ ko solalee préfet taxaw solal ko lamboy ba keroog la fa gëj manque de respect mënut a weesu loolu ñun nag ay gor lañu ku ñu manque respect ñu xeex ak yow Ceesuwaay yi nga xamante ne leen manque de respect ñu topp leen ñoom seen mbir la mais ñun ay gor yu set wecc lañu suñuy waajur fii la dëkk nit ñi xam nañu leen ku ñu manque respect ñu xeex ak yow xeex bii nag yàlla moo dogal El Bachir ne ci kaw ndax da cee def loo xamante ni kenn defu ko ci donc nañ ñu dimbali gañal ñu bureau de vote yi ñu jël maire yi dem ci social dem ci développement dem sur des infrastructures pour lan may wax infrastructure Mbour 1 mooy quartier bi nga xamante ni moo ëpp boulevard ci Thiès à part Diamaguène ak ay Sampaate fii ci ouest Mbour 1 moo ci ëpp boulevard amul benn boulevard bu ñu defar teguñu fi sax xaaju brique loolu du manque respect soo duggee seen poste de santé yi da ngay naan lii du poste de santé donc jot nañu tàkku ñu jëlee ko fi jërë ngeen jëf danañ fi dellu si waat le 23 janvier jeunes yi fi nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant. naka seen i sër naan ko yaay sunu mbër yaa ñu tax a xër dugg ci kër naan lu tàng jër wax leen jigéen ñee ko wax sànni karawaas waaye bas ñëwal baas ñëw na baas ñëw na baas ñëw na wax leen baas ñëw na baas ñëw na di dama ñëw di dama ñëw di dama ñëw boo koy jeex mu lay réer El Bachir ñëw na maire gi ni ah man ci dépasse faj ko mu fajal loo ko nga ñëw indaale cin tey mu ñulug leen def kat yëpp ay légumes lañu El Bachir mooy seen King Kong yaag ñoom ba biir Hong Kong ku ci gàtt nga tin ko baas ñëw na baas ñëw na ma ñëw Didier ma ñëw pour 1 yéenay 1 ma ne président El Bachir mi toog lu ma ni c'est l'homme qui déchire waaye nag ku dul réfléchir doo xam El Bachir ma teg ci ne xam nga olof Njaay dafa am lu mu wax xam nga weñ waxuma weñ buy naaw de weñ yii laa wax weñ dafa fekk sébb buy tàkk weñ ñëw di ko dosé sébb ni ko weñ te ngaa yem ndax bu la forceron utiliser maa tax ndax forceron balaa moo bënn dara foog mu tàngal weñ bi ah ba sébb waxee loolu war a dem di dosé moom it ndox ni ko yow sébb yow yaa war a yem ndax fu ma la fekk fay la ba ndox waxee loolu au lieu mu dem moom it di jaay affaire naan def ay appui avant suuf ni ko booy wàcc ma lay naan ba suuf waxee loolu war a dem moom it di jéem a jaay affaire ngelaw ni ko yow suuf yemal fu ma la fekk déplacé la ba ngelaw waxee loolu moom it di dosé doomu aadama ñëw ni ko ngelaw yemal ndax loo ngelaw mën ngaa daaneel li bâtiment daaneel ay lu ne waaye man doomu aadama mënoo maa daaneel doomu aadama au lieu ba mu waxee loolu dem toog moom it muy dosé waaye ba ko fa dee fekkee ni ko moo la fekkee foofu foog nga simmeeku ji ba dee waxee loolu di dosé ci la jëf ju baax ñëw taxaw ni la yéen ñëpp maa leen féete kaw kon nag El Bachir yàlla na sa jàmm yàgg du yàgg nag man damaa kontaan waaye jàmmi gox yi da ngeen koy bàyyi xel wax naa leen ko bu baax de ku bëgg jàmm ci biir gox foog ngay ànd ak waa jàmmi gox yi wax naa leen ko nag waxaat leen ko nee naa leen xel mu saturé ak liir bu prématuré ñoo yem xel mu saturé ak liir bu prématuré ñoo yem man balaa maa mën a kontaan ñëw ci meeting jàkkaarloog sama xarit moom dafa gaaw ci ma dugg rek mu commencé bul dolli de bu ma baas ñëw na day maa du rëcc day maa du rëcc commencé dina de maa du rëcc kay dafa dat gën ko das gën ko das gën ko das gën ko das raga do gën ko ndak El Bachir l'homme qui déchire jërë ngeen jëf ak sa sant di wax daam chéri ko jërëjëf foo ma fekk rek sagal ma kii mook sama jëkkër ñoo bokk benn baay waaye nii rek la programme bu ma fekk damay sagal yal na la yàlla sagal sàmb
may nuyu kii di suñu président El Bachir di ko delloo njukkal tubaarkàlla di ko jox wàccuwaayam di ko wax ni président jërëjëfati li femme yi di wax ci yow ci lu rafet bari na li nit ñi di wax ci yow lu rafet bari na yal na yàlla yàggal sa jàmm man de yàgguma ak yow waaye mel na ni yàgg naa ak yow tubaarkàlla nga am koo ma booleel muy Saliou Ndiaye may liggéey ak moom liggéey bu am solo Saliou Ndiaye keroog ba nga ko yebalee mburkaat tubaarkàlla mburkaat aka naqaree liggéeyee parce que ki nga xamante ne nii mooy Massaly dafa dugg jaxase seeni xel débloqué ay millions teg ko ci taabal ji ma xamal leen ne leen lii feesu suñu bët ndax bu élection yi jàllee mu fay ay portable am changé puce am sànni ay téléphone simple am kon ma wax waa mburkaat ña nga nee toog bi may ñëw ñaari kaar laa indi waa mburkaat jóg leen ngeen taxaw ba El Bachir xam ne ñëw ngeen waa boor bi mburkaat jóg leen ngeen taxaw ba El Bachir xam ne ñëw ngeen tubaarkàlla ñu ñëw nag sagal si Saliou Ndiaye tubaarkàlla ànd ak suñu président El Bachir di ko wax ne ko yal nañu yàlla may ndam ci lii ñu jëm ci barke Seydina Mouhamed di nuyu ki nga xam ne mooy sama cousin baayam moo ma yar moo ma maye muy Sadio Kanté kii papa moo ma yar. mbokk yaay Ndiaga ku ci bëgg sa yaay sa loxo ca kaw ku ci bëgg sa yaay booy sa loxo ca kaw Basir laay wooy mbokk Mbaye Moustapha Gueye mbokk yaay Pape Sallo mbokk yaay Ndam doomu yaayu Malik ku may wayal ñëw su lay wayal ku may wayal ñëw su lay wayal man ku may wayal ñëw su lay wayal Binta Sey ku bañ lawbe bu la singam laal bu la singam laale booba yàqu nga ku bañ lawbe bu la singam laal bu la singam laale lay lay la laay ñoog su lay way yaa bëgg Basir yaa bëgg Basir yaa ko jàppale yaa bëgg Basir yaa ko jàppale ñoog ba étage xawee étage nga ba tukki xawee ñoog su danga tukki ba ay junni jotee yor nga ba doyal soo ñëwee ci Basir sa bëgg-bëgg moo la bàyyi ci Basir waaye du alal waaye du alal ne leen waaye du alal ñoxtu ku la xamul man maa la xam man maa la xam alal bàyyu la ci Basir Gueye man maa la xam alal bàyyu la ci Basir Gueye man maa la xam ñoxtu ku ko bëgg ana ñi ko bëgg ana ñi ko bëgg yaa bëgg El Bachir yaa ko jàppale yaa ñàkk ki ñaan yaa ñàkk ki ñaan doo aale xañe doo aale xañe doo aale xañe doo aale xañe alal bàyyu la ci Basir doo aale xañe ana Malick kaay waaye xoolal Abdou Masir daam dama bëgg nga may ma li may wax kii la jaraatu mbay corona mbay jaraatu na dëkk boo dem ña ngay jara
fii laa koy seedee ci kanamu mbooloo man mii di wax ak yéen le premier mouton de tabaski que j'ai offert à ma maman moom moo ma ko may président loolu xaw ma sunu ànd fan la jëm xaw ma àdduna nu muy mënti demee waaye ba yomal xiyaam bu ma yàlla joxee occasion ma defal la ko parce que ni nga mel ci sa yaay noonu laa mel ci sa bos beneen bi mooy mu ne ma Baye Dame da ngeen maa ëpp tuuti chance ma ne ko chance bi lan la kon de ñun da ngay bëgg a dee pour ñu yaanu ëpp lépp mu ne ma mësuma am occasion may sama yaay 50 000 francs 50 000 nag waxin la waaye moom 50 000 la mooy 5 millions 500 millions ni ma bu ma sañoon tabaxal sama yaay kër bu ma sañoon yóbbu ko Màkka bu ma sañoon jëndal ko Range Rover muy dawal oto yu gor si di dawal mais je n'ai jamais eu la chance mu fekke samay teranga mu ne ma waaye loolu du tax mukk ma téye sama loxo dinaa fexe ba yéen ñii wala keneen ku mënti doon bëgg a teral sa yaay te mënoo ko ma féete la foofu tàccu leen ma le président El Bachir Gueye bu baax a baax loolu olof la damay ñëw ci yow ci tubaab président ñu bari dañ naan président El Bachir li mu yor fu mu ko jëlee mais étant le fils de Oustaz Ahmed Gueye di Ajaratu Ndeye di nuyu soxna yi ñu fekk yëpp nga xam ni ñoom lañu fi tax a gën a ñëw surtout pour les financements donc may nuyu soxna Awa Bal bu baax a baax di ko féliciter di ko encourager parce que tey jii dafa baax bu ñu nekkee ci yu mel ni soxna Awa Bal ñu rendre ko hommage parce que loolu la ñuy xaar ci jigéen tey li ñuy xaar ci jigéen mooy ay soxna yoo xamante ni dañoo exemplaire ay soxna yoo xam ne dañoo nekk ci koñ di def lu baax ñëpp jox leen cër foo leen fekk ñi ngi jàppale jigéen ñi di jàppale njaboot soxna Awa Bal bokk ci ñooñu donc ñu koy félicité waat bu baax di ko encouragé donc di remercier aussi wala di nuyu aussi nga xam ne mooy Nanti Dieye nga xam ne aussi présidente beneen cellule bi la di remercier aussi Ouley Samba Diallo nga xam ne mooy présidente beneen cellule bi aussi donc di encore remercier aussi présidente yi nga xam te ni ñoom ñoo di remercier femmes yi nga xam ne ñoo jógee ñooy femmes ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ñoom ñoo ànd ak ab sëppuy représenté par Soxna Fall ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu Soxna Jiite aussi waa Cité Senghor di nuyu aussi femmes yi nga xam te ni ñoo bàyyeekoo ñoom ñooy waa femmes yi nga xam ne service des mines lañ moom aussi ñu leen nuyu bu baax représenté par Awa Cheikh Ndiaye donc di wax ni kontaan nañ tey ñëw fii ci Mbour 1 comme ni ma ko waxee sànq rek pour ñëw def fii ay financement donc damay wax chaque fois que ni tey jii lii nga xamante ni moom mooy le développement inclusif wala lii nga xamante ni moo tey jii mooy la croissance inclusive mënuñu ko réussir mukk lu dul fekk na lii ñuy def tey jii defuñu ko donc lii ñu def nii daje tey ak ay jigéen pour waxtaan ak ñoom lii mooy indi loolu ñuy wax le développement inclusif donc tey jii dañuy sant yàlla bu baax a baax ba nga xamante ni ñëw nañ fi dajeek mbootaay yi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy la croissance inclusive donc moo bëgg a wax ne ñun lii nga xam ne moom la ñuy joxe ci ay financement bokkut ak ni ko ñeneen ñi di defee ñun ça fait plus de 2 ans 3 ans ñu nekk ci li nga xam ne mooy le développement di ko def te bi ñu koy def boobu ba léegi aussi dañoo amoon un objectif très précis suñu objectif moo doon ñu atteindre comme ni ma ko waxee sànq la croissance inclusive mais aussi ñu fexe ba jigéen ñi am l'autonomisation nag boo ko déggee mooy autonomisation des finances mooy jigéen ñi mënal seen bopp parce que tey jii loolu ñuy wax le développement jigéen ñi mënuñu ko am ak seen mbootaay yi ak seen cotisation yi il faut ñu jàpp leen pour ñu am autonomisation donc autonomisation boobu nag pour ñu jox leen ko pour ñu jàpp leen ci ngeen am ko wax naa ko ñu rawut ak comme ni ko ñeneen ñi defee ñun li ñuy def dañ ko def li wajhillaahi taala chaque fois ma fàttali ko te c'est important fàttali ko li tax ma koy fàttali mooy jamono ji ñu toll nii dafa bëri ñoo xam ne dañoo jóg pour di jéem a def li ñuy def mais aussi loolu mënut a ñàkk li tax mënut a ñàkk c'est parce que
li tax mënut a ñàkk c'est parce que tey dafa am ñoo xamante ni aussi ci ñun li ñuy def dañ koo mérité parce que loolu ñuy wax prostitution déguisée dafa bëri fii ci politique mu am ñoo xamante ni aussi amuñu seen ngor te nit ngor rek la am santé boo ko ñàkkee xëy na di nga ko amaat alal day dem ak a ñëw mais lii di dignité lii di honneur boo ko ñàkkee torox nga nekkatoo nit animal sax lay gën ndax animal liñ ko doyee sax mi ngi koy def ulaay kal an'aam bal hum adal loolu la ko yàlla waxee am na ñi nga xamante seen taxawaay buñ deful ndànk animal sax du koy gën ndax animal li ko tax a jóg mi ngi ci donc nañ bàyyi pression déguisée wax naa ko fii chaque fois les politiciens lépp lu ñu la indil di la ko jox di la ko woon du dëgg c'est faux même 25 millions yooyu ñuy wax Jatara joxewu ko je défie képp koo xamante ni mën na wane ni joxe de 25 millions du ko joxe ba mukk tappale politique yooyu nag lañ bëgg ñu pare ci ñu génn ci pour ñu génn ci nag il faut que population sénégalaise soit éveillée éveillée boobu nit ñi li ñu ci mën mooy wax ak sensibiliser boobu ba léegi ñu ngi wax ñu ngi sensibiliser li ci des nag nit ñi ñoom ñoo war a xam ñoom ñoo war a comprendre bu ko defee ñu xam ni dëkk bi dafa jot ci ñu liggéey ko te pour ñu liggéey ko ni ma koy waxee chaque fois il nous faut un code de discipline en plus de l'éveil des consciences donc code de discipline boobu nga xam te ni dañ ko war a def ñun ñëpp ñu assujettir pour mën a doxal dëkk bi pour ñu mën ko doxal nag il faut que ñu déloger ces politiciens là parce que politiciens yi fi nekk politique mooy seen métier tant que ñu ngi jël politiciens yi nga xam ne politique mooy seen métier di leen teg suñu mairie yi di leen jox suñu état dëkk bi du dem chaque fois ma rappeler que ni la cupidité comme ni ma ko waxee est un vice est une manière d'être condamnable te tey jii noonu loolu moo ñu sonal lu tax mu sonal ñu c'est parce que damay fàttali Sénégal est le 24e presque pays le plus pauvre au monde un pays fortement endetté comme ni ma koy waxee c'est un pays fortement endetté te loolu li ko waral alors que ñu ressources yi nga xam te ni moom la tey dëkk yu baax yëpp am nañ ko nous avons des ressources naturelles nous avons des ressources de la ressource humaine te malgré ça teewul Sénégal mi ngi ni nekk dëkk boo xam te ni dëkk bu ndóol la donc loolu soo gisee parce que dañoo amul ay dirigeants yu baax mais c'est parce que aussi ñun aussi loolu la ñu mérité parce que Seydina Ali dafa waxoon ne peuple boo gis ñëmu dirigeants yu mérité rek lay am donc nañu defaat éveil de conscience parce que ñu fiy nekk ñu ñoo leen di fal nañu jëlaat suñu droit de vote te gis nga dëkk kenn du ko defar lu nit ñi fa dëkk inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim noonu la ko yàlla waxee yàlla neen du ma wàcc defaral benn peuple dara peuple yi ñooy liggéey seen bopp mais yamu ci dafa menacer peuple yi nga xam te ne dañoo mel ni comme peuple xaw a mel ni comme peuple du Sénégal mooy peuple yi nga xam dañuy bàyyi benn minorité rek jël alalu réew mi aakimoo ko comme ni ma ko waxee à travers la cupidité jël lépp aakimoo ko bàyyi nit ñi di torox yàlla tekki ne wa iza aradallahu bi qawmin su'an fala maradda lahu lorsqu'Allah va infliger à un peuple un mal à un peuple nul ne peut le repousser te loolu ñun ñoo ko war a xeex ñoo war a fexe ba loolu dañ fi donc l'autre chose comme ni ñu koy waxee développement bi nga xam ne moom lañuy def wax naa ko dafa am objectif sànq Baye daal mi ngi koy fàttali c'est un pré-tournoi donc dañu bëgg bu ñu leen ko joxee tey ji soxna Awa Bal bu ñu ko joxee li nga xamante ne mooy financement yi mu séddale ko mu bañ koo séddale mu fexe mu diviser cellule bi en 4 parties chaque partie mu jox ko mu liggéey 3 mois ñu jox benn partie ñu liggéey 3 mois loolu moo ñuy permettre ñu atteindre la croissance inclusive ñu def une rotation complète au bout d'une année et loolu c'est important parce que tey jii problème yu nekk ñun ñoo ci mën a génne suñu bopp te ñun gëmuñu li ñuy wax légitimité wala autorité pour mën a taxaw liggéey dañ jàpp ni dëkk bi pour ñu defar ko soxlawul légitimité ak autorité bu ñu nekkoon sax ci dëkk boo xam ne dafa am démocratie ñun duñ sax dugg ci politique su boobaa développement rek la ñuy def parce que tey jii chaque jour moo joxe exemple ci dëkk yu mel ni Singapour wala Brésil c'est des pays yi nga xamante ni dañoo am émergence à la base parce que ay nit ñoo nekk di liggéey dajale seen doole dajale seen kàttan dajale seen alal liggéey ba egsi fi ñu egsi donc tey jii loolu mën na nekk Sénégal mais malheureusement dañu nekk ci dëkk bi nga xam ne politiciens yi bëgguñu gis kuy liggéey bu ñu gisee kuy liggéey dañ lay jéem mettre les bâtons entre les roues pour jéem la tàqatal pour nga bañ a egg loolu moo tax sax ñuy dem di wuti légitimité ak autorité mais si lu wóolu loolu mën nañ ko bañ a am d'autre chose mooy li ma bëgg a wax nga xam dafa am solo moom mooy am na ñuy wax affaire cortège bi nga xam ne moom mooy dem ak a ñëw dama loolu am na lu ko ëpp solo li ko ëpp solo moom mooy liggéey bi nga xam ne dañ ko abattre bu yàgg presque plus de 2 ou 3 décennies man ñi ma xam ñëpp dañ ma xam ci social ëpp na 30 ans te social boobu moo doon def tey moo dem ba jur lii nga xam te ne mooy le mouvement audit nga xam ne am na 3 ans
donc audit bu mu juddoo ci 3 ans juste pour formaliser li nga xam ne yàgg naa ko def ci social la juste ñu yokk ci développement ak entrepreneuriat parce que loolu laa gëm donc may wax ni tey jii loolu li ngeen gis yëpp mu am Thiès wala coow li nga xam ne yëpp am na autour du mouvement audit c'est parce que c'est un long travail liggéey bu yàgg la loolu il faut bëgg naa ni ñu ciy bàyyi xel tey jii engouement bi nga xam dafa nekk autour du mouvement audit et de la coalition Jàmmi Gox yi du tey liggéey bu yàgg la cortège bi nag xëy na tey politiciens yi ñoo jóg di ci wax mais li ñuy def moo ëpp fuuf ay cortège man su ma waxee financement yi je suis à presque plus de 600 millions yoo xam ne finance naa ko ay cellules de femmes te li ma yéene Thiès yéene ko Sénégal loolu moo ci gën a tuuti parce que wax naa ko sànq Khalifa rappelé na ko coopération décentralisée moo mën a dimbali suñu maire yi te man yàlla defal na ma baax ma am ay relations dans les pays arabes donc relation yooyu bëgg naa Sénégal profiter ci bëgg naa Thiès profiter ci wax naa ko man j'ai un projet de ville dama namm lu bëri ci Thiès loo xam dama bëgg a wane dama ko bëgg a wan waa Thiès dama bëgg ñu jox ma Thiès ma liggéey ko c'est su boobaa ma wane ni politiciens yëpp ay cuuna lañ donc ñun dañu nekk ci commune ci 4 communes dañu nekk commune bu Fandène collectivité locale bu Fandène nekk aussi est ak ouest ak nord donc fii ñu nekk tey ouest la mooy profité encore ci ouest bi ñu nekk ah di sant bu baax a baax sama benn xarit boo xamante ni parce que fii dama koy bëgg a fàttali Mbour 1 dëkk naa fi ak suma yaay je crois bu mu feebaree fii lañ dëkk man ak moom Mbour 1 parce que boobu Mbour 1 gën na calme nii donc ba def nañ fi je crois 3 ans ou 4 ans man ak moom donc ma am fi ay xarit sànq ma leen di gis ñoo xam ne bi ñu nekkee xale ñoo nekkoon woon fii may profité di leen nuyu muy Zal Ndaw ak Richard may nuyu bu baax a baax a baax donc di ci profité aussi di fàtte di nuyu waale aussi Amady Sarr ak Bachir Diallo parce que ñun ñëpp ñoo fi nekkoo doo woon donc tey jii Zal mi ngi noonu waaw jërëjëf Zal waaw ñii samay xarit lañ ñoo nekkoon woon fii bi ñu nekkee xale fawandoo fii ci Mbour 1 donc tey jii kii fi nekk nga xam ne moom lañ am ci moom yaakaar muy sëñ Saliou Ndiaye di jeune wax naa ko ba pare nekk un jeune entrepreneur bu ko neexoon tey jii mu dem toog France wala feneen def comme ni yeneen moroom yi defu ko fii la ñëw créer entreprise am di fi liggéey di fi ñafe ak te ñëpp xam na ni liggéey Sénégal ni mu jafee ni mu méttee mu ne fii di ko gérer donc ku mel noonu suñu ko dénkee mairie bi dina ko liggéey l'autre chose mooy ay conviction am wax naa ko fii parce que dafa am solo ñuy tànn tey jii suñu ko xoolee xam ne nit ku am valeur la nit ku am dignité la nit ku am personnalité la koo xamante ni buñ ko joxee alalu li nga xam ne mooy mairie ouest bi dina ko ñoŋal lépp loo xamante ni ay problème ay préoccupation population dina ci dox man su ko defee ma nekk ci ginnaawam comme ni ma ko waxee chaque fois ñu ànd defar Thiès parce que tey Thiès loolu la soxla donc may remercier encore une fois ki nga xam ne mooy Amina Sissoko ak Khalifa Mbuub di remercier ci en même temps aussi ki nga xam ne mooy Rokhaya Hélène jouru élection yi ñu mën a munir seen carte électeur dem def seen vote loolu mooy dëgg bi mooy 2e fois moo koy wax am na ay carte électeurs yoo xam ne dañ ko war a joxe nañ ko joxe tappale électoral jeex na ci dëkk bii ñun amuñu problème mu ëllëg si biir bu ñu xëyee suba keneen gagné dañ koy accepter mais ci dëgg donc may encore une fois lancer un appel autorités yi nañu affiche seen neutralité ci lii nga xam ne ci leen jëm neutralité stricte parce que tey jii ñëpp xam nañ ni Thiès dafa soxla changement population yi aussi dañoo am seen droit de vote donc dañ leen ko jox nañu arbitrer bàyyi ki war a gagné mais bu ñu commencé nii di jël ay carte électeur di ko téye loolu ça commence mal te jàmm jooju ñuy woote ñoom nga xam ne ñoom ñooy woote jàmm ji wax naa ko seen loxo la nekk pour jàmm jooju nag mën a am nañu fexe ñu jox nit ñi seen carte électeur yi ñu mën a woote ji bu ko defee bu ñu wootee incha allah au soir du 23 janvier Jàmmi Gox yi mën a gagné li nga xam ne moo di élection yi. donc encore une fois may remercier waat les femmes yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ñu war leen a financer di woo présidente yi pour ñu ñëw incha allah ñu jox leen financement yi di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di wax yàlla na jàmm yàgg jërë ngeen jëf merci. jërëjëf.